am na action yaa nga ca kanam. tey ñu ñëwoon fii ci stade HLM bi wala comme ni ñu faral di wax fan yii yëpp stade Assane Kara des HLM. waaw mais tey dañ fi yegg si woon doon waajal benn reportage boo xam ni c'était spécialement ci insécurité bi am fii ci biir stade bi riverains yi di ko kaas agression yu bareek yooyu mais tey dañ fi ñëw fekk fi ñaari grand yu yéeme ñu bëggoon xam nag ñoom lan lañ fi def da ngeen di bàyyi ñoom ñu présenté wu grand yi ñu ngi leen di nuyu. Nicolas ñun ñu ngi lay fay. dañ la fekk fii da nga ñëw pour d'accord wala nu mu demee noonu. boo nee Serigne Touba Mouride la teg ci Touba la dëkk dafa am ci looy dugg man fii nga ma fekk nii sama jëmukaay la fi laa dëkk terrain bi heure yi ma fiy nekk ñi ko fiy nekk bariwul man ak Bamba Ñing parce que fii la ñuy liggéeyee fii la ñuy tàggatee xale yi ba pare di ko bàyyi xel la nature a horreur du vide ñun dañu teel a xam loolu alors vide moo ñu jural li ñu nekk nii yëpp bon ma bëgg la aussi dimbale ci benn affaire fan yi damay dégg nga di ko wax di wax stade Assane Kara tollooguñ ci tur boobu turu terrain bi tollooguñ ci sa yéene nag ngay doxee nii rek mais gis nga terrain bi pare moo ñu intéressé parce que ñun li ko bàyyi nii ñun ñoo ko jur ñun la population sportive parce que mur bi di naxaate moo tax nit ñi bàyyiwuñu xel di nekk ci biir fii donc coow li loolu la. mu am coïncidence bu yéeme nga nekkoon entraîneur ki nga dendal nekkoon capitaine ñu bàyyi ko mu présenté wu. salaamaaleykum Nicolas man la Ndiaye Bass bon en fait ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant et di la yëgal ne y a rien de préparé dans cette histoire là dans cette rencontre là dama toog ñëw HLM di ñibbi gis Assane ma ñëw fekk ko effectivement li mu la wax fi mu dëkk si terrain bi ma ñëw fekk ko fii alors moi nag moom ñu ànd def ay jéego si terrain bi ñu xool mais mu nekk lu yéeme si insécurité si salubrité si vraiment ay dispositions yu ñu fekk yoo xam ne fii daal vraiment rafetul muy am si biir cité bi ñu ne woon nag dañ fi dox Assane ne ma nag il faut ma toog fi waxtaan ak moom ñu waxtaan mu wax ma si yu bëree bëri wan ma si yu bëri parce que c'est un domaine c'est un milieu qu'il maîtrise. Assane plus de 15 ans ngay nekk si stade bi mel ni meloon ba léegi mënut a pare. non melul ni meloon de liñ fi yokk moo yem fa mu yem stade bi amul lu fi nekk loo xam ne lii daf fi sax dañ ko fi dugal bu dee mbalit dañ ko fi dugal bu dee xar bu nëb dañ ko fi dugal bu dee SDF daf fi dugg benn partie moo fi nekk boo xam ne bii sax xaw na praticable te ñun ñoo ko jox jëm boobu parce que man ak Bamba ñoo fay tàggat xale yi stade bi waa HLM seen bopp ñoo ko délaissé xam nga tax ñu délaissé ko parce que nawetaan dafa existé tul te ñaar ñoo ko gën a indi HLM 5 ak Nimzaat yokk ci nag ASC bu mag bi parce que dañu am feneen fu ñu mën a nekk les terrains de proximité la moo ñu jural la population sportive bàyyi fii or que fii ni mu waroon mel mais attends mais xoolal li fi dëkk léegi yow war nga yéemu sax gis ñaata nit ñoo lay romb ak état d'insalubrité bi mu nekk nii ay nit dëkk ci biir et derrière ce mur là il y a la police c'est derrière le mur et ces garçons là ils escaladent les murs di wàcc foofu di yéeg di dugg mais non qu'est-ce qui se passe c'est une question qu'il faut se poser et cette cité là dafa benn erreur bu leen di nax mooy les murs là am na xam ne ni 25 ans duñu dugg fii dugguñu fii xamuñu li xew pour ñoom dinañ gis ni ñu dugg rek nit ñaa ngi entraîné nit ñaa ngi def lii mais cet état des lieux là boo ko def sax war nga tiit yow sa bopp nous sommes en zone d'insécurité pour dire un terme militaire qui veut dire énormément de choses les agressions de la cité les vols les larcins là les petits larcins yi am ak cette proximité avec le marché là du dara fi mooy base bi. lan ngeen fas yéene def jamono ji yéen les anciens. boo nee ancien sax man damay reloo quoi. xam naa ne moom éternel jeune parce que quand vous parlez d'ancien mais xam nga dafa am benn affaire bu am Nicolas ce terrain là
population bi ñoo ko soxla ay naan groupe nangam dem na groupe nangam du affaire boobu affaire yu ñëw ci terrain bi la ñun ñu ko soxla di ko jëriñoo ñu daal di xam li xew yaa may dégg terrain bi ci boppam lañ soxla ak ses commodités mooy lan ay terrain de jeu waxuma la terrain de jeu de ay laa wax ay olof bu leer laay wax ni nag waaw ay aire de jeu la ñu soxla. Ndiaye Bass plusieurs années après nga dugaat ci stade bi gis ni mu mel nii nu mu lay def. waaw mais déception bu rëy mais ku fi ñëw vraiment yàgg fi football wala yàgg fi seetaan football wala yàgg fi si indi sa ay rakk ñuy football fii gàcce ngay am ñun terrain bi je me rappelle on était à 3 ou 4 terrains je me rappelle en 83 bi ñu war a final ak Waagu Ñaay la veille du match Waagu Ñaay dañ nekk seen terrain di entraîner ñu nekk suñu terrain di entraîner 2 terrains mitoyens dañu daan entraîner ñii pare ñibbi ñun ñu toog le lendemain ñu dem football final te daawul am benn animosité suñu biir même supporters yi fii ils étaient très corrects donc loolu suñ ko gisee xam ne dañu am loo xam ne ñu ngi koy mu ngi bëgg a rëcc suñu loxo te su ko rëccee du baax si ñun du baax si ñun dans la mesure où terrain bi suñ ko exploité ni ñu ko war a exploité je crois que même l'autorité municipale dina toog ba dootul am lu mu war a def si terrain su boobaa terrain mooy liggéey li fi war a nekk terrain mooy employé ay xale au niveau des HLM am na déperdition bu fi am loo xam ne kenn xamul nu mu toll suñu rakk yi am na melokaan bu ñu nekk boo xam ne neexul kenn si ñun suñu sañoon ñu nekk dans de bonnes situations dans de bonnes conditions te terrain bi si lii mën a suqali loolu si la bokk defar fi ay aire de jeu defar fi ay infrastructures yoo xam ne dinañ mën a jël au moins ay xale yu dëkk si cité bi terrain bi lii terrain bi di liggéey ñu si fayeeku. dégg nañu ci wewu béy ni yéen les anciens wala 3 générations yu sportifs ci biir HLM décidé nañu jël en main le stade pour wax ci seen doléance wala boog pour dox ci xeex ci. ñu bëggoon xam yéen ndax ci ngeen bokk wala ban jéego ngeen ci def wala bu fekkee ci ngeen bokk tamit ndax da ngeen di lancer un appel aux ñeneen ñi fi nekkoon doon xeex ci stade bi pour ñu rejoindre leen wala. waaw ñun terrain bi suñu sañoon stade bi li koy defar du kenn du ñaar du ñett du panel groupe lay doon boo xam ne ñun dañuy nekk benn say képp koo xam ne que sportif nga HLM dans la zone 3 du ma yem HLM cité port ba cité des eaux Waagu Ñaay Takkaan partout ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw ñu bokk xeex bi parce que njëriñ bi amoon nañ ko ñun ñëpp a ko bokkoon bi terrain bi neex amuñu woon xaaj ak seen ñaan yàlla ku ci mën a fekk si nga jàpp si xam ne xeex bi benn la bàyyiwuñ kenn gannaaw képp ku ñëw rek am na looy indaale parce que ñun on tend d'être toujours positif dans ce que nous faisons donc képp ku ñëw rek ñu ngi lay xaar ñi nekk diaspora ñi nekk bi ci ñëpp vraiment ñu ngi leen di woo si liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk parce que du ma ko tuddee xeex parce que xeex boo xam ne amago adversaire dañ xam ne rek dañ ko liggéey la boo xam ne dañ ko sumb di ko def. Assane dañuy dellu si yow nga daan faral di wax ne terrain bi ku guddul fan doo ko fekkee ndax ak comité bi ngeen teg nii am nga yaakaar ni ay jéego dinañ ko teg. dama ne yàlla du fay wax di bàyyi jëf te terrain bi dañ ci toll ci jëf nag Nicolas gis nga terrain mu nekkee chantier ba léegi. ci la HLM am ay toxico man loo fi gis mu verte boo tourné sa écran sa kii bi caméra bi nga jël ko ay kata jantaabe ngay jël loo fi verte ci terrain bi loolu la d'ailleurs soo defee l'état des lieux ci ngay gën a yéemoo Nicolas terrain bi ci boppam gis nga olof yi ñoo def benn erreur di ko wax naan lu jot yomb du dëgg lu jot day am terrain bi dafa jot nag terrain bi ak a jot nag gis nga li waaj naan luy jot na ginnaaw dee dafa jot terrain bi ci boppam moo jot na fi nit ñi di daje di gis li xew état des lieux ku ko def xam li xew gis nga di wax ni ci kii rek suuf yi wax ni wax réglé wul tous nañ ñëw fi terrain bi nit ñi di ko utiliser parce que nga terrain bi boo gisee nii lii à part ñii nga fi gis ne les def la kenn du fa fubal ak de petit pël la bële ngay gis na le bu ndaw bële man ak Bamba ñoo ko utiliser ak l'école de football. Depuis combien de temps et depuis combien d'années les autres ASC là ñu ngi hors du cadre parce que am nañu ay annexes yu ñuy dem d'ailleurs loolu moo jur lesaali bi mais buñ ñu gisul fii lu ñuy wax ñoom soxlawuñ ko ñun ñi mu ñor nag ñun ñi mu itteel ñu ngi fii ku ko bëgg nag da nga ñuy fekk si fii lébu day wax mennum say ci tubaab mooy fago kenn du ko damm. ku dem sëngalaton benn bâtonnet dañ koy damm mais munoo damm sayu bâtonnet nañ ñëw nekkum say fii nit ñi defal ñu li ñu bëgg xam ñu lu ñu bëgg ay terrain Socabek ñu ngi seen rôle de ñu ngi defal seen i marché te marché foofu la yem marché moom fii
à Gassi à Bana c'est fini du amati fii marché yem na fële waaw ku fi yaakaar nag ne mun nga fi ñëw teg ñu xel def fi bitik yaa ngi nax sa bopp waaw ko jaaxaan di saw nag bu keneen tooyee dafa waane. Ndiaye dañuy dellu si yow te xam naa fa la ñuy tëjee benn question bi lay doon question bu ngeen di bokk yéen ñaar muy li ñu fi indi woon jooytu bi waa HLM di jooytu insécurité bi nekk fii selon yéen maanaam est-ce qu'il faut lancer un appel à l'autorité ou am na lu ñu war a def pour insécurité bi mën a deñ ñu dem ci Ndiaye Bass après dellu si Assane. mais Nicolas xam nga lu yéeme si mbir mi dañuy wax insécurité te ñi war a toppatoo insécurité ñu ngi si gannaaw mur bi taxaw ils sont à moins de 10 mètres. Moi, je ne peux pas comprendre comment se fait-il que des forces de l'ordre, des forces de sécurité et de défense n'est qu'à côté d'une bombe aussi explosive que celle-là. Parce que amul leneen lu gën a ñaaw lii ay suñu ay moromu doom ñoo fi nekk soo fi nekk da ngay ruus tu vois bi ñu fi nekkee man ak Assane depuis ce matin te dama fi jaar en visite une opinion comme ça fekk fi Assane mais mun naa décompter au moins plus d'une centaine de jeunes yoo xam ne c'est entre 11 ans et 15 ans 20 ans donc c'est inimaginable man ku ma waxoon lii du ma ko gëm. ku ma ko waxoon du ma ko gëm donc li ma gis fii tey yéeme na yéeme boo xam ne jar na sax su fekkee dañuy làqu ci tribune yeeg yooyu li fi nekk comme bati ñu dem ko daaneel pour au moins génne leen pour sécuriser ces enfants là. waaw mais Nicolas c'est que yéen mesuré wu leen la population bi nekk ci terrain bi mesuré leen ko sax dama la wax sànq ne les murs là ñoo indi nëbatu boobu ak naxaate boobu dama la ne sànq. li nga gis mu verte nii ci terrain bi kata jantaabe la tudd lu waaye dof xam ne day indi yas da ngay say boo ko naanee da ngay nekk en état d'ébriété fii lu nekk fi am police ma ne la mu ngi nii ci ginnaaw mur bi jéemuñ sax xam lu xew fii mais où est l'autorité où est l'autorité ñun heure yi ñu fii dugg heure yi ñu fii génn tey boo gisee ci population bi génn fii ci suba gi ak bu fiy dugg yenn heure yi non da ngay ree ba tas waaw ñoom dafa am feneen fu ñu nekkoon de ñooñu am ful la jële leen fa ñoom yooyu ñu ñëw ñoom bàyyi defal yàlla ñu domicilier leen ak tous les petits larcins là qui se passent dans les maisons sàcc gaz sàcc lii sàcc lële ñun fan lañ jëm mais terrain bi mu nekkee chantier ba léegi la ñun sunu yenn boy yi nekk ay lok parce que amatuñ temps pour ñëw fii ñu ngi dem jënd ay jakarta yooyu ñuy natt de muucoo ko def lépp da ngay toog fi di entraîner ñi lay seetaan genn wàll gi yëpp dañuy carte xaalis quand tu feras l'état des lieux di nga yéemu ne gis nga ay hôtel 3 étoiles ak 5 ak 6 ak ci biir fii ci même place bi où est l'autorité nous ne sommes pas l'autorité hein nous ne sommes que résidents di jariñoo terrain bi muy suñu outil de travail nag duñu bàyyi kenn mu koy fooyee ñun ñi fiy nekk depuis man ku wax sax fi la ma xamee moo tax ma wax sànq ne fi laa dëkk man nekk naa fi n'importe quelle heure kii bi may wër sànq fi la ma fekk terrain bi ku fi dugg gis image da ngay mer boo je parle nag koo xam ne kii mat nga kilifa wala sportivement parlant laay wax mais lii di nga ko gis nii ku koy utiliser lii lan la ban genre liggéey la kii va venir homologuer ça kii. Assane ñu ngi lay gërëm di la sant. Nicolas ñun ñoo la gën a gërëm parce que dang ñu fekk ci li ñu soxla nga ñëw fi fekk ñu fi ñu toog hasard nag amul si àddina dama ne la lu jot dafay am waaw certains penseront que ne way gars yi dañ ñëw ci terrain parce que ñu ngi koy wax fan yëpp d'ailleurs sax ñun fi ñu war dem lañ dem fi ñu war a dem lañ dem fi ñu war a nekk la ñu nekk li ñu war a def la ñu def waaw li baat naan advienne que pourra naka interpréter qui veut mais ñun nous sommes dans notre élément comme ni Socabeg nekkee ci élément di tabax ay kantinam ñun aussi nous sommes dans nos droits et le devoir nous appelle pour faire ce que nous avons fait et ce que nous allons faire et ce que nous devons faire. Ndiaye. waaw en fait Nicolas ñu ngi lay gërëm di la sant bon di rafetlu sa spontanéité parce que vraiment fekk ñuy rek créer affaire bi rapidement bon ça nous va droit au cœur d'autant plus que li ñuy wax ni njariñ ñëpp lay doon njariñ ñëpp la te bon sa liggéey aussi HLM gis nañ jéego yi ngay teg yoo xam ne vraiment c'est yaa ngi daal vulgariser li nga xam ne moo am au niveau de la cité mais encore une fois ñu ngi remercier ñëpp ñi nekk dans la diaspora surtout ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal lépp lu ñu fa liggéey yàlla na ko yàlla barkeel ba ñu dellu si fekk ñu am vraiment stade boo xam ne ñun ñëpp koy bokkandoo di si fooy si ba ku si néewu vacances léegi fii la ñuy dajeek yow pour gis la parce que jarul ngay dem si kër yëpp dañuy daje rek mu nekk suñu lieu de rencontre pour nous les sportifs parce que on a que ça loolu moo ñu boole ñun ñëpp bi ñu nekkee xale yu ndaw ba léegi
association yeeg ñëpp amul bu kenn toog di xaar du ñu woo kenn terrain bi ñoo ko bokk ñun ñëpp na ñëpp ñëw ñu bokk si ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi HLM benn kër la Cité Port benn kër la Cité des Eaux benn lañ nañ defandoo benn ñun ñëpp def benn say comme li Assane di wax rek ñëw ñun ñëpp bokk li liggéey bi bàyyiwuñ kenn ku ñu waxul même ku ñu fàtte sax si nga bokk jarul ñu lay fàtte ñëwal si biir donc ñun ñu ngi woo HLM ñëpp jarul kii di groupe fii kii di groupe fële na ñëpp ñëw ñu bokk benn yitte boo xam ne moo ñu tax a jóg ñu yàlla dimbale si ñu jàpp si ba yàlla dañuy defal jàmm si li ñu bëgg mais dogguma la mais Nico affaire bi xam nga coowul mooy lan ñun xajuñ ci kër xajuñ ci ay bureau ñun fii la ñu xaj affaire bi ñun ñëpp ñoo war a daje fii waaw nañu bàyyi ay kenn woowuma fii xoolal dama ne de manière spontanée na nit ñi jóg ñëw taxaw fii ñu xam ñun ñaata lañu na gaa yi bàyyi nag buñ ne woote nañu nga làqu seen kër naan way man woowu ñu ma ku fi oo kenn nommément kan moo fi cité nit ñi nommément waaw boo yore structure nga ne terrain bi nga moo la ñor ñëwal fa terrain ba nekk nga toog seen kër ñu fay fekk kenn demu fi kër kenn ku bëgg na ñëw fii waaw voilà loolay wax ci. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. voilà merci Nicolas merci beaucoup Nico. et bon ndogu. merci bon ndogu.